di rafetlu seen ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen benn waxtu ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. lakk ci suba ci booy tolloog pipeline bu Sarr ba ca Dalifort mooy rigol yooyee jàllale pétrole gay bawoo foofee fa ñoom muy sapeur pompier di sous-préfet ndawi buur kilifay Sarr yëpp nga fa woon teew ngir xool saafara gi nuy indi ci lakk googu fa daal di nuyoo leeral li ndongoka ci kanam tuuti ci xibaar yi. grève commerçant yi bokk ci association commerçant industrielle du Sénégal sumb nañ ko tey jile di rëb ñett ci fan sunu yéene amalam Ndiaye grève bi li ko waral di dañuy ñaaw lu ñu ne singili gu ñu leen singili ci wàllu liggéey bi waaye teerteeg service yi ca fu mel ni port ak AIBD ca Touba nag wàccoon nañu ak grève boobee yenn ci commerçant ba ci fii Ndakaaru muy Sandaga di marché Tilène marché Castor moom ci ëllëgoog opération set setal bu nu fa doon amal ak it jëlee ñi sànce woon ci wet ga ci anam yamu leen neexee jamono yi féex la marché ba def neexu ta xàmmee ñi dëkk ci wet ga rafetlu ko lool xibaar bu neex ci umma islam waaye groupe Futurs Médias rawatina ak libéré rek Oustaz Taïb Socé bananu ko tey ci suba ginnaaw diir ci kaso bu Rebeuss ci kanam tuuti leeral yeeg kenn ci comité bi taxaw boobaak léegi ngir mu am peex gi moom yaa Oustaz Taïb Socé bitim réew soxna Anna maa ngi lay ziar. maa ngi dellu ziar Hadj Assane li ci gën a fës bokk na ci ca Kenya juróom-ñaari tuutànk ñoo faatu gannaaw bi benn salle de classe màbb ci kaw élèves yi lu ëpp juróom fukk ndongo la ñu daal di rawale hôpital Maroc tey jii la ñu war a tàmbali waat atek Hajar Rassouni taskatu xibaar bi mu ngi ba tey ca kaso bi juge bi nag lank na ni du ko may liberté provisoire ndaje gu am solo tey jii ca New York Nations Unies mooy dalal ab sommet ci wàllu climat Donald Trump du fa nekk naka noonu njiital Brésil ak Australie. jërëjëf Anna ba ci kanam ngir yaatal gi tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Assane wàllu handball danañ ko daal di waxtaane ak tournoi qualification Jeux olympiques Tokyo 2020 suñu gaynde jigéen yi daal di ñibbi si démb fii nii ci Dakar ngir waajal yooyu la jongante yi nga xamante ni danañ ko daal di door niki jeudi gi ñoom nag lu ñu bëgg moo di réussir li nga xamante ne moo di pari de la participation ak itam mobilisation leneen li nga xamante ne fas nañ ko waxtaane ci xibaaru tàggat yaram yi ca Diourbel foofu nag ñi nga xam ñoo fa daal di yeewoo dañoo daal di mer ba fut la ko waral moo di seen stade régional di stade Elimanel Fall mi nga xamante ni boobu ba léegi ñu ngay xaar ñu daal di ko defar waaye fourage ba tax na fi mu toll nii nee nañ boo moyul danañ amal ab marche daal di yëglu. jërëjëf Cheikh Tidiane yéen kaay yi dinañ ci ànd ak yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi lay doon ginnaaw si gis-gis ak RFM tey jii di waxtaane wàllu climat bi ak mobiliser gi fu ne jamono yi ci àddina ngir lu koy sàmm environnement gi naka noonu ak it nu ñu ci boolewul génn xër fii ci réew mi ana lu ko waral ak it lu jëm ci wàllu climat boobeeg waxtaan yee ca ONU mooy gis-gis ak rajo Futurs Médias ci njeextalu xibaar yi lay doon ci technique bi Abdoulaye Diop. Dalifort la ñuy wutali sànq ci booy tolloog pipeline bu waa Sarr société africaine de raffinage ak lakk gu fa dal di am kilifa yaa nga fa woon teew ngir ak saafara ndongo ka ci leeral. waaw El Hadj Assane ba léegi nag jàppal ni kilifa yi ñoom ñu ngi fi jamono ji may wax njëngandale ak service technique yi ndax li nga xamante ni moo di conduite bu Sarr bi moom la ab engin gris bi nga xamante ni moom lañ ouvrier doon jëfandikoo ci wàllu ko chantier terre bi doon liggéeyee moom nag moom moo daal di yàqatee li nga xamante ne nii moom moo di pipeline bi ba tax nag safara si daal di tàkk ci ay boor yi 8 heures jàpp 9 heures waaye ñi di sapeur pompier ñoom ca boor yi 10 heures lañ fi daal di ñëw ngir daal di fay li nga xamante ne ni moom moo di lakk gi waaye leneen tamit li nga xamante ni mën nañ ko cee indi ay leeral moom mooy ni conduite bi fi mu nekkoon foofu tamit dafa amoon réseau d'évacuation boo xamante ne nii pour eau de pluie la maanaam ndoxum taw mi loolu nag mooy li gën a sax indi njàqare ci di maire bu Dalifort ndax tamit fi nga xamante ni moo di bassin bi jamono ji mën nga ñuul kuku li ñuy njort ak tamit di ci tiit mooy mu daal di am ay risque contamination ak yu ni mel El Hadj Assane waaye jàppale daal camion gris moom moo yàq li nga xamante ni moo di pipeline bi ba tax na tamit ki nga xam ne moo di préfet bu département bu Pikine daal di jël ay togal ni daal lépp lu ajooti ci wàllu ko chantier terre bi surtout que fi nga xamante ni fa la conduite Sarr bi ne bu ko kenn laalati jëm ci liggéey bi fekk amuñu ci ndigalu ñi nga xamante ni moom moo di waa Sarr ngir ñu ñëw wax leen ci anam yi nga xamante ni noonu la ñuy liggéeyee ba lu ni mel bañ na daal di amati El Hadj Assane Gueye. jërëjëf ndongo ka RFM benn waxtu tegal ñeenti minutes. ak RFM kumpa jeex na. grève ñetti fan bu nu tàmbali tey ñoom commerçant yi bootu ci association commerçant ak industriel yu Sénégal si ngi liggéey 8 di wàllu tracasserie ci seen ab liggéey ñu ne bokk ci la ñuy jàmbat leneen di certe gi ñeel service yi muy ca port di aéroport international Blaise Diagne donte UNACOIS moom teel na yëgle ni dara jotalewu ko ak boobu mouvement de grève terewul topp gi moom am na ci ñu bari ci commerçant ti leen ba Sandaga comme Kumba Sandiane Faye
ñëpp tëj parce que avec ci ñun ñëpp lay répercuté wu ñëpp. ñu ngi ci mbedd mi ñu duppee Blaise Diagne lu tollook marché Tilène melokaan bi duut lu ñuy faral di gis. ba 7 jàpp 10h 11h teewut cantine yi tëjee ba léegi nii fii gréew assis bi doon lu ñu topp. Bassirou Sey maa ngi yor sama caabi place ne tijjiwuma gënaluma nag mais xeex la rek dañuy ñaan am si ndam dañuy xaar ba 2h ñu tijji mënuñu tëj suñu place 3 jours loolu la suñu délégué wax maam Thierno Diop mi ngi si kanam boo demee boo laajtee sax di nga ko gis. donte li mu ñàkk jaay dina ko jural ay loraange wante muy mel ni ku naan li ko jar a ko jar. jaay kan moom bu sañoon day xëy te yëpp asam. kii la di ab naataangoom bokk it ci grève bi. mais moo nekk rangé ñëpp dañ yow kenn nga ubbi ñu fi ñëpp. mais loolu amu fi ne rangé fi moom ñëpp dañu tëj. waaw ñëpp tëj waaw ñëpp. Sandaga. ma dégg naa ñu ne ubbi wuñ de loolu laa dégg. Sandaga waaw. ñu jóge ci leen wutali beneen marché Sandaga fii loolu it lañ fa nemmeeku. premier angle bi deuxième ba tourner à droite rek jubal ba rond-point rek. loolu moom waaw Sandaga moom ñëpp ci lañu ñëpp am na ñëpp ci am gisoo boutique ñëpp tëj. commerçant yi waa douane dul teg seen ndodd yooyu lépp taxi it mel ni kuy sot ñoom it daanaka jaayuñu. waaw lépp lay dal seen kaw. mais ndax ñu diis ci boobu kër gi yow tëj fan ñetti fan. dis ñetti fan nga muñ moo gën dis waat day ñetti fan mooy li kuréel gi ëmb commerçant ak industriel yi fii ci Sénégal na ma tëj seeni cantine bañ a jaay ci marché yu mag yi ñoom jaaykat yi jël nañu xeex li leen douanier yi di teg waaye it njëggu cher gi ñu nemmeeku ci bu ñuy jëlee seeni bagage port wala aéroport def ko seeni xeexu bopp. jërëjëf Koumba Sandiane Faye grève boobee nag ba tey ñeel commerçant yooyu bokk ci association commerçant industriel du Sénégal lu seeni naatangooy Touba Mbacké topp la muy boutique di magasin yu fa baree tëj tey jii Marema Diop. boutique ak magasin lépp daal di tëj ràpp fii ci marché Ocass njaay mi ak jënd bi daal di sooxee dara waralu ko nag lu dul commerçant yi nga xam ne dañoo nama grève diirub ñetti fan Cheikh Awa Balla Diakhaté bokk ci ñi grève waaye itam di jaaykatub tissu. ñun ñu di ay commerçant di ay jaaykat waaye nekk ay consommateur douane yëkkati loo xam ni jëmale na ko ci kaw commerçant yi te bu ñëwee ci commerçant yi ci askan wi rek lay dellu ndax ñun ñooy commerçant yi ñooy askan wi mu nekk loo xam ne jaaduwut nag ñàkk a jaadu gi ëpp na lool moo waral tey ñu daje fii tëj suñuy place. ñetti fan ñu fas yéene koo toog banque seeni yoxo moo ne de xam nañ ni dinañ leen soxla ndax du yàgg dara ñu amal màggalub Touba. bu ñu demoon ba màggal des semaine wala 15 jours moom duñ ko def ndax fi ñu dëkk xam nañ ko te war ma ji ci war yëpp danañ ko jox bu soobee yàlla waaye nag daf ci am loo xam ne yow rek yaa ko mën a xeexal sa bopp keneen mënu la koo xeexal. ñoom commerçant yi nag ni leen rek la ñu bëgg mooy tarif douanier yi ñu daal di koy wàññi Baye Cheikh Dieng moom moo boot seen ay kàddu. valeur de correction yi nga xam ne douane bi nee na na ko appliqué te commerçant yi d'accorduñ ci douane bi woote woon waxtaan ñu dem ca waxtaan wa waaye jubawuñ ndax douane dafa campé ci ay position ñu nit commerçant yi li douane bëgg def duñ ko nangu jël nañ décision ne bépp conteneur bu nekk ci corps bi dañ ko fay bàyyi ba keroog ñu am satisfaction ci suñu xeex. association bu commerçant ak industriel yu Sénégal yi section bu Touba daal di dajaloo itam ni ngi tey ci marché Ocass ngir daal di ñaaxaat benn yi nga xam ne jotuñoo tëj ci seen ay boutique ñoom commerçant yooyee sax ñu ngay xamle ba tey ni dinañ yokk ci xar mi karaw bu dee nguur gi jàppalew leen ci saafara seen jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund Marema Diop fii ci Touba RFM. Marema jërëjëf Tamba naka noonu responsable yi association commerçant industriel du Sénégal ñoom ànd ci grève boobee bu ñett ci ay fan di ñaawlu rek dogal yu bees taxi yi ñeel douane bu Sénégal ci seen kàddu Adja Fat Diallo ak Moussa Oumar Gueye. na président Macky Sall xam ne commerçant yi dafa tegoon bilan. commerçant yi dañu am ay élus seen biir commerçant yi ñoo jël seen moyen bopp campagnal ko ba mu toog bu fekkee ne dafa jaar yoon directeur général ñu dajeeg moom ministre bi ñu dajeeg moom sottiwul na yëg ne ñun commerçant yi assise jóg na assise association des commerçants industriels du Sénégal dañu jóg pour bu fekkee ne moom mu ngi ci lëndëm na yeewu xam ne lii nii intérêt population bi la puisque moom itamit consommateur yi moom loolu rek moo ko tax a jóg kon moom itam bu dee mu ngi ci lëndëm nañu jóg jàppale xam ne ñun fi mu toll nii li xew ci port bi moo wàcc ba ci base bi maanaam bu dee dañuy importer indi kii jënd yóbbu ci boutigam kii yóbbu ci boutigam yóbbu ci taabalam bu ñu naree léegi ne léegi nag dootuñu ko defati par carton par article la nga gis benn conteneur bu ñu ne 13 millions am na ñoo xamante ni 13 boobu rek sax lañ siy dugal ñun loolu mooy suñu problème dañu bëgg moom itam mu xam ne ci commerçant yii tey ñoo yor maanaa keesu nguur te ñi nekk ci diaspora bi
ñoo ko jàppale ak commerçant yi donc nañu yëglu mu yëg ñu waxtaan ak waa ACIS puisque lépp luñ ko proposé bëgg ko proposé lu jëriñ dëkk bi la donc ñun loolu rek mooy suñu problème. mu nekkoon pàcc bu yaatu ñu jagleel tey ji association commerçant ak industriel yu Sénégal yi xëyee tey ji ab grève ñett ci ay fan ak it ñi ci seen i naataango yu bari àndee dale ko ci Tilène Sandaga ba fële ca Tambacounda ñu des ak commerçant yi bi yoon waa marché Castor ñoom ay bés bi dañoo jógte woon opération désencombrement wàllu setal ak it péexal li nga xamante ni mooy marché baag la ko wër jamono yi neexut a xàmmee ci xibaar rawat nañu dëkkee ca wet ga rafetlu ko lool ndax péex gënuy dundee jamono yi Nafissatou Sylla askanu Castor xawati nañu dëkkee ci pegg marché ba di nooy waat bu baax ndax jaaykat yu wër marché bi te teguwuñu woon ci yoon la ñu fa jëlee loolee di mbégte ci Fatou Tall dëkkee ci cité poste. Franchement y a une grande différence wax dëgg yàlla 3 heures du matin la naan jóg surtout fan yi mujj yi population bi 3 heures ñëpp daan génn opposé wu pour gars yi lal duñu nelaw ñiy liggéey dañuy enchaîner noonu sangu dem liggéey ñi si am seen activité dafa dëgg tout dafa changé woon mais léegi wax dëgg yàlla ñu ngi commencé di nelaw tëdd heure yeewu heure wax dëgg yàlla ñu ngi nooy air bu baax. Assane Ndiaye keneen ka fa dëkkee gëmewu ko sax. bu njëkk bu fekkee da nga gaare sa oto war a génn 6 heures du matin doo génn parce que ñoom à 3 heures du matin fii non à 10 heures di ñu jóg alors yow pour ñu jóg pour nga génn buñ lay may sax nank lan lay maye pour nga génn di nga mat 1 heure de temps pour génn diggante fii ak bopp koñ bi actuellement bu fa neexee nga gaare génn 6 heures du matin 3 heures du matin parce que y a personne. commerçant yi nga xamante ne nag ñoom la ñu jëlee foofee daal di jaaxle. xanaa métti rek métti daal la nga koy dundee. waaye marché bi féex na. féex na waaye nag bu féexee ci fukk féexul ci junni solution bi ma gis daal mooy tey ji nit ki boo ko jëlee fii nga teg utu ko fu mu nekk. ñi ngi ànd ak yàlla rek toog xam ne lépp dina jàll rek mu la rek yàgg na fi jaar kon lii mun naam jomal na ñu jomalul ñu biñ del si waa si tali bi nekk feneen rek mais biir marché bi ñëpp xajuñu fa incha allah dañuy delluwaat jaay. ngir fàttal autorité municipale yi waruñu yem fii ci liggéey bi. am nañ espoir vraiment lu ministre bi wax sous commissaire bi wax ko sous préfet wax ko plus particulièrement aussi maire bi teg ci tànkam wax dëgg yàlla ma xam ni actuellement dina dox parce que autorité yi ñoo mën a indi police ñi daga doon lu dul police ñun aussi population bi nous sommes de leur côté donc liggéey bi dina war a mën a yomb. altine ji nag dispositif sécuritaire bu am solo la ñu teg ndax kenn ñemewuta lal li war marché Castor bi yëpp askan wi nag di ñaan loolee daal di wéy. jërëjëf RFM rajo askan wi. leneen ci xibaar ñeel warante gi ci wàllu mbindaat gi ñeel taarixu Sénégal ak kenn ci comité bi yoroon wàllu mbind bi ay leeralam professeur Mamadou Fall moom jàpp na ni liggéey bi li ko sooxeel bokk na ca ñàkkum ay moyens jumtukaay naka noonu it li nga xamante ni mooy yenn ci kilifa ñu joxanteeloon rendez-vous ngir liggéey boobee ginnaaw si ñu daal di xàcc ak it li nga xamante ni kon mooy wàllu ñàkk ak yëgoo terewul nag mu ne këri diine yëpp yëglu woon nañ jëmee ci ñoom laata liggéey bi professeur Mamadou Fall nekkoon tey ganu RFM matin. ñu toog léegi ni na ku nekk dem ca la nga mën nga bind ñu dajewaat loolu la ñu d'accord en 2014 ñun ñu tàmbale liggéey bi di xaar parce que ku ci nekk jox nañ la cër bi nga xam ne moom nga yelloo ci réew mi moom nga yelloo ci histoire du Sénégal ñu toog di xaar ndekete ñoom tam ñu ngi ñuy xaar ñun ñu nekk di bind di séentu que ni dinañ ñu fekk si mais li ci am ci diggante bi nag mooy xam nga l'enfer est pavé de bonnes intentions comme ni ko tubaab di waxee loo am yéene loo am pas-pas boo amul jumtukaay yi amuloo moyens yi doo dem fenn foofu la problème bi jógee nag dañu toog sumbandoo naalandoo war a àndi liggéey moyens yi fekk si wuñu moyens yi après la ñëw ce qui fait que te loolu bon bëgguma ko rappeler sax parce que nettali xuloo lay indi mais li am ba am mooy képp koy dégg muy wax ci rajo ni musuñ ko woo ñëwoon na ci tàmbali fekkee na bañ koy mool fekkee na bañ koy naal fekkee na bañ koy sumb mais li ci am mooy daf ci am ñoo xam ne dañuy wax carrément bu leen ñu fayul duñ ci liggéey ñi ci des mooy ñi nga xam ni nangu nañoo liggéey te kenn du leen fay te loolu li ko waral du li gën parce que liggéey bu nekk dafa am àq loolu moom dëgg la loolu ndax li nga bëgg a wax moo di daa am ña ca suubu ba pare te ñëwuñu loolu mu leen bàyyi ak mbir ma exactement gis nga dëgg bu jotee da nga koy wax parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ li am ba am buñ ko xoolee ba xool ko mooy képp koo xam ni jàpp nga ni dañ la cee beddi yaa ci génne sa bopp ñun lépp la ñu yaatal parce que histoire du Sénégal moo bind noonu histoire du Sénégal kenn mënul tëju di ko bind ñun dañu toog ni képp ku xam lu mu gën a tuuti ci histoire du Sénégal boo ñëwee ñu ànd ak yow sëmbandoo liggéey bi et puis yemuñ foofu dañ leen di dem fekki tàmbali nañ ko nag parce que dem nañ ba Tamba dem nañ ba Thiès nar a dem ba Casamance naroon dem ba Touba mais loolu yëpp ay moyens moo koy def moyens yi topp ñu. professeur Mamadou Fall bokk ci kuréel gi bindaat histoire Sénégal nekkoon tey ganu RFM matin ak Georges Déthié Diop ak Babacar Fall as lëf ci wàllu politique ak PDS ga fare diwaan
diwaanu Njaareem ñoom nag la ñu bëgg mooy ñu def njiit kii di Karim Wade bu PDS def ko njiit ak PDS muy secrétaire général bi ci conférence de presse démb ca Bawol la ñu xamle lu ñu mel rafetlu it yeesal yi président Abdoulaye Wade indi ci parti bi naka noonu it invité gi jëmee ci moom kilifa gi maître Wade ci ubbiteeg jumaay Masalikul Jinaan fas nañ ci yéene ànd ak moom ci xew wi bu keroog gi àjjuma Babacar Diouf ci leeral. ñu mel ni ñu bëgg a yóbbu Abdoulaye Wade retraite ñoom li ñu bëgg mooy Karim Wade nekk secrétaire général national bu PDS te tamit élection présidentielle 2024 yi mu taxaw nekk seen candidat. mooy bëgg nag aussi fédération PDS bu Diourbel suñ candidat Karim Meïssa Wade ñu def ko secrétaire national bu parti PDS loolu ñu ngi koy fédération PDS bu Diourbel. loolu yi teewul ñu rafetlu lool li nga xam ne moom la Ablaye Wade indi ci coppite ci boppu parti bi. ñu ngi koy wax Ablaye Wade suñ secrétaire national ne ko fédération PDS bu Diourbel ak tous les karimis ñu ngi yeesalaat suñ bëggeel feddali suñ coloré ci coppite yi nga xam ne def na ko. ñu rafetlu lool tamit li comité d'organisation bi woo Abdoulaye Wade mu nar a taxaw ci wetu xalif général des Mourides ba tax ñoom nee nañ daal dinañ mobiliser wu taxaw ci wetam. depuis 74 suñ kilifa nga xam ne moom lañ yaakaar suñ Cheikh Mbacké jël na alalam def ko ci parti PDS kon Diourbel ñun ñoo moom PDS. ba tax na ñun dafa mel ni maanaam ubbi boobu ñu ubbi jumaa ji nga xam ne ni Abdoulaye Wade dafa jël dox ay jéego jël terrain bu yaatoo jox ko Mouride yi dafa mel ni ñun la ko defal. kon ñun ñu ngi préparé délégation bu mag fii ci Diourbel ànd ak suñu secrétaire national Ablaye Wade gunge ko pour dem ci ubbi ba. PDS ñu wartali ne da doon def conférence de presse fii ci diwaanu Njaareem ci siège am bi wante nag ki nga xam ne moo ko jiite ci département bi kenn gisu ko ci. Diourbel RFM Babacar Diouf. Babacar jërëjëf inauguration jumaay Masalikul Jinaan waral ku tedd ki dimanche ak léegi mu ngi fi xalif général kulu murid Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ak ñëwam ci Ndakaaru ak ni nga xamante noonu la ko docteur Khadim Mbacké jàngate bokk na ca luy dalal xelu taalibe yi am wek lool ci ki nga xamante ni moo fi toggal tey Cheikhul Khadim gëstu Georges de ci Diop. gis-gisu docteur Khadim Mbacké moo di li ko waral moo ko waral moom Khadim Mbacké ne Cheikh Ahmadou Bamba dafa amoon fidélité gu takku ci sunu borom. ci sos yoon mi muy Cheikh Ahmadou Bamba li ñu yaakaar ci ñoom mooy ñu góorgóorlu jéem koo niru te buñ ko jéemee niru li nga xam ne moom la ko yàlla terale woon dana ci am lu mu leen ci cofal ñoom itam te lim leen ci cofal lu mu tuuti rek dana doy pour nit ñi jublu leen ndax yàlla moom du naxee boo ko nekkalee mu nekkal la koo gis mu teral ko rek kaweel ko rek c'est que dafa am lu dox seen diggante loo xam ne lii jaral na ko moom yàlla mu teral ko kee loolee nga xam nag moo doxoon diggante Serigne Touba ak yàlla ba tax mu teg ko fi mu ko teg ñi ko wuute itam buñ ci góorgóorloo fa nit ñi tegoon seen maam mën naa am duñ leen fa teg waaye itam nag dana am lu ca rogaat loo xam ne lii dana tax nit ñi topp ci ñoom di leen déglu. noonee Khadim Mbacké addu ci teewaayu xalif général des Mourides ci Ndakaaru mu ne waxtu wi mu ñëw waxtu wu baax la. jamono jii l'islam dafa am ñu koy noggutu moo xam ci fii ci Sénégal moo xam ci li wër Sénégal moo xam ci àdduna si buñ dee noggutu l'islam nag njabootuk l'islam danañu yaakaar ne seeni kilifa danañu yëngutu bañ xam ne am nañ doole am nañ kilifa goo xam ne gii ku leen di noggutu itam dana am nag foo xam ne boo fa àggee boo tuut da nga gis loo xam ne lii bokkute li nga yaakaaroon kon daal defe naa ne sëñ bi ak ñi mel ni moom war nañoo def lu ñu man maanaam ñi nga xam ne ñooy kilifa yi lislaam yu mag yi war nañoo def lu ñu man ngir xëcc ci kilifa yi ci des puisque mbooloo mu nekk rek day am ay njiit te ji gën a yeeyoo jiite mooy ñi nga xam ne ñoo ci ëpp doole kon ñooñu ñoo war a fexe ba mboolem les forces islamiques yëpp ñu fédéré leen rafetal seen diggante ak ñoom ngir dëkk bi dal ngir dëkk bi am jàmm. Serigne Mountakha Mbacké mi ngi Ndakaaru démb ba léegi dafa war a jiite inauguration bu mosquée Masalikul Jinaan démb nag teertu gu am solo lañ ko teertu. jërëjëf Georges Déthié Diop ñu ngi koy wax sànq ci ubbi teg xibaar yi mbégte goo xamante ni daal dinañ ànd ak moom ak génnuk Oustaz Taïb Socé an Rocha sànq bi ma koy wax ci titre yi gis naa ngay muñ niñ ko waxee mbégte la sant borom bu baax ci péexal gi kenn ci comité bi taxaw boobaak léegi nag wax dëgg yàlla ñuy rafetlu seen taxawaay ngir génnuk Oustaz Taïb Socé bokk na ci ñoom yaa Oustaz Fadel Gueye ñu teewlu ko. ni Oustaz Taïb Socé wax dëgg yàlla simili yu ndaw rek incha allah mu génn. delluwaat ci liberté am dellu ci njabootam delluwaat ci place su liggéeyukaayam man ak oustaz Iran Ndaw teel nañoo ñëw trop tribunal actuellement ñu ngi ci bureau juge bi ñaari avocat yi tamit ñu ngi fi avocat deux parties avocat bi nga xamante ni mooy maître Sakho di avocat Boussiri Sall ak avocat Baro bi nga xamante ni maître Baro maître Aïssata Tall Sall moo ko yebal pour mu ñëw représenté ko fi
en tant que avocat Taïb Socé donc daanaka mën naa ni formalité yu ndaw rek moo ci des incha allahu taala pour oustaz génn alors delluwaat ci liggéey. mention spéciale nee na vraiment pour Bougane Gueye ak D-Média parce que seen taxawaay rafet na Bougane li mu def vraiment du lu yomb nee na mi ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax di ko ñaanal di ñaanal aussi ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi fay liggéeyee rawatina ki nga xamante ne mooy mbokkam di xaritam di oustaz Iran Ndao ci taxawaay bu rafet gërëm na Bougane sant ko wax dëgg yàlla muy Birane Ndour mi nga xamante ni wax dëgg yàlla xaalis bu takku la jël def ko ci li nga xamante ni mooy téléthon bi te loolu su ko defee papam la ko defal groupe bi yëpp la ko defal. jërëjëf Oustaz Fadel ci génnuk Oustaz Taïb Socé kon formalité rek a des waaye péexal gi am na macha allah ñuy sant suñu borom subhaanahu wa taala di ko ñaanal mu delloog jàmm ci njaboot gi RFM benn waxtu tegal ñaar fukki minutes. RFM bitim réew. soxna Anna ñu tàmbale ko Kenya ak tiis juróom-ñaari tout tànk di gone yoo xamante ne dañoo faatu ci seen salle de classe bu màbb seen kaw. mu ngi amee ci benn école primaire altine ji ci suba ca capitalu Kenya di Nairobi am na yeneen ndongo yoo xamante ne jëlee nañ ci ay gaañu gaañu bu ñu sukkandikoo ci porte-parole gouvernement bu Kenya leeral yi ak Amar John. ab classe bu ñu tabaxee bant ci école bi ñu duppee Precious Talent Top School bu Kenya moo daanu bilan bi nag metti na lool jamono ji ndax juróom-ñaari nit ñàkk nañ seen bakkan am ay fukki nit yu ci am ay gaañu jéye ji nag mi ngi am ci tey ci suba bu ñu sukkandikoo sunu naataango yu bbcafrique.com ñu bëri si ñi nga xam ne nag ñoo ci amee ay gaañu yóbbu nañ leen ci hôpitaux yi nekk ca Nairobi di pays réewu Kenya service d'urgence ñoom dem nañu ca tàng ga jàppale askan wi jàppale ñi nga xamante ne ñoo loru ci accident boobule waaye nit ñi ñëwoon di dañ kumpa di xool ñi am gaañu ñoo tax ba intervention secouriste yi demeewul ni mu war a demee bu ñu sukkandikoo ci ki yore kàddu gouvernement bi bilan bi jamono ji mu ngi toll ci juróom-ñaari nit yu ñàkk seen bakkan am juróom-ñaar yu ci amee ay gaañu yóbbu leen ci hôpitaux yi explication bu njëkk ci accident bi nag directeur bu école ba moo ko joxe nee na nag li tax classe boobu daanu mooy tabax biñ doon tabax ab conduite d'égout te sorewul dara école bi. bu ñu jógee Kenya daal di wutali Maroc altine ji la ñu war a tàmbaliwaat àtteeg Khaja Rassouni taskatu xibaar doomu Maroc bi nga xamante ne ba tey mu ngi ci kaso bi ndax juge bi dafa lank ne du ko jox liberté provisoire moom mën naa tëdd ba ñaari atu kaso luñ koy topp bokk na ci avortement illégal maanaam yàq ëmb boo xamante ne yoon daf ko tere ci njeexiteelu weeru août gi ba tey mu ngi ca kaso ba. Burkina Faso CDP mi mujj amal congrès extraordinaire. loolee gannaaw ay weer yoo xamante ne dañoo amoon ay jafe-jafe ak justice mujjee nañ kon autorisé boobule congrès bi nga xamante ne ci parti bi nga xamante ne Blaise Compaoré ci la bokk militant yi nga xamante ne nag ñoom ñoo fa doon yee fitna daal di leen teg daan seen kaw ba pare di sàkku ni Blaise Compaoré dellu siwaat ci boobule parti Daouda Diouf. ginnaaw ay weer parti bi am ay jafe-jafe yu tar di CDPD parti bi nga xamante ne Blaise Compaoré moom moo ko jiite amoon ay jafe-jafe lool ndaxte dafa am ñoo xamante ne nag dañu ko yóbbu woon ca yoon ndaxte ñoom dañoo gis ne daal comme Blaise Compaoré nekkatu fa parti bi war nañu indi ay beesal lu nu mel nag dama ba ci yoon wante nag tey yoonu Burkina Faso atte na nag ba may leen ñu def ab assemblée générale boobu nag la militant yi jël ab dogal nag teg ay daan ñi nga xamante ne nag dañ doon fippu ci parti bi te nag ànduñu woon ak charte parti bi yeesal nañ tamit charte parti bi ba léegi sax ñoom ne nañ ñu ngi sàkku nag dialogue politique bi nga xamante am na Burkina Faso mooy képp koo xamante ne doomu Burkina Faso nga te nekk bitim réew te dañ la faa jële woon ci mbirum politique nga mën dellu soit si réew bokk nañ sax njiiti réew ma fa nekkoon di Blaise Compaoré nee nañ nag ñoom bu ñu sañoon daal moom mu dellu soit ca réew ma te nag moom ñu jox ko ak yi nga xamante ne moom ñu jox ab ak njiitum réew nee nañ nag ñoom loolu lañ gën a sàkku ci seen ab ndaje mi ba léegi nag nee nañ ñi nga xamante ne daal lañ doon fippu ca parti ba moom fi mu nekk am na ñoo xam ne dàq nañ leen ci parti ba ñeneen ñi nag dañ leen a ajandi seen liggéey ci parti bi ndaxte ñoom mënuñoo nangu ay nit ñoo xamante ñu bokk ci benn parti politique moom di féewaloo rawatina nag ñu jël parti ba di ko yóbbu fa nga xamante ne fa la mbaxana doon ne benn loolu mel nag jàpp nañ ne ñi nga xamante ne dàq nañ leen ci parti boobu di parti bi nga xamante ne Blaise Compaoré moo ko doon jiite waa CPD gis nañ ñoo xamante ne moom ca njëlbeen lañ doon bokkoon ca parti ba ñi dàq nañ leen ñi ajeen nañ leen jamono yi nga xamante ne Blaise Compaoré moom dafa daw làqatu fa nga xamante ne mooy réewum Côte d'Ivoire. Hadj Daouda Diouf ñu waxtaanee wàllu environnement ni ñu koy waxtaanee jamono yi ca New York ca dalub mbootaayu xeet yi aana muy Nations Unies di dalal tey ji nag benn ndaje bu am solo
sommet ci wàllu urgence climatique gi bokk na ci mbébétu ndaje gile ñu daal di relancer déggoo bi nga xamante ne xaati nañ ko ca Paris am na lu tollook juróom-benn fukk ci ay chef d'État yoo xamante ne ñu ngi teewee boobu leen ndaje jot nañ sax jël yenn ci ay dogal soxal jëfandikoo carbone bi fileek atum 2050 ONU mu ngi alerté ni juróomi at yi ñu dëgmal nag moo nar a gën a tàng ci lu ñu jotagum dund xajasan yokk ci tàngoor wi jamono yi waaw du yomb jërëjëf Anna Kocha. RFM Sport. sëñ Cheikh ñu ngi lay ziar. maa ngi lay fay El Hadj Assane Gueye. handball beeg tournoi jëm ci wàllu qualifié ngir Jeux olympiques 2020 Lions yu Sénégal ñoom la ñu bëgg mooy bokk ca fës ca mobilisation it naka noonu. waaw moo di seen mbébét ñoom yi nga xamante ni daal nañu ñëw démb fii nii ci Ndakaaru ca Saly kon boog foofu la ñuy daal di amalee li nga xamante ni moo di seen camp de base tey jii suba gi sax daal nañu ubbi li nga xamante ni tanière bi moo di journalistes yi ngir ñu ñëw mën a waxtaan ak ñoom di joueurs yi fàttali nag Sénégal moom matcham bu njëkk dina ko daal di amal kon bokk ni ki jeudi gi ci bés boobu sax lañ koy daal di ubbi googu le tournoi ca Dakar Arena seen diggante ak Cameroun ki nga xamante ne moo di capitaine équipe bi di Dungu Camara doon itam góolu équipe bi am na ay kàddu yi nga xamante ne daal yëkkati na ko ñu déglu ko ci yaatal. Je fais mon retour au sein de la tanière. dellu si nag ci équipe bi mu doon ab chance nag pour man ma daal di dellu si ci équipe bi daal di participer tournoi de Dakar bi gannaaw ba ma toogee lu yàgg ci ab gaañu bu ma amoon mu doon it ab chance ñu jouer fii ci suñu dëkk ci suñuy kanamu xarit am di jàmm ak suñuy kanamu mbokk fii ci Dakar Arena am nañ possibilité am fi dara ñu ngi woo public bi ñu ñëw soutenir ñu comme ni ñu ko defee woon ci Afro Basket bi. Notre billet pour les JO 2020 inchallah. nama lañ ko waxee Sénégal kon bokk ci ndorteelu googu les tournois digganteem ak Cameroun jeudi gi ci bu 18h jotee waaye laata loolu match ouverture bi diggante Angola lay daal di doon ak République démocratique du Congo la Diassane. Diourbel takku ngir ak defaraat ñeel stade ba ci diwaan ga. moo di stade Elimanel Fall ndax ab diir ngi nii ña ngi cay wax waaye Fouras boobu ba léegi amul lenn li nga xam te ne daal lijjanti nañ ko fa ba tax na fi mu toll nii askan nga fa yeewoo dañoo daal di mer ba futt fas yéene kon mbokk yeggali seen mer ci ñi nga xam te daal ñu di autorités yi ngir ñu daal leen kon mbokk saafaral seen googule jafe-jafe lu ko mooy nag ñoom nee nañ daal dañu amal ab marche bi nga xamante ni su boobaa dañu leen gën a dégg loolu moo di kàddu kii di seen porte parole di comité d'initiative bi di El Hadj Ndiaye Jojo ñu déglu ko ci micro Babacar Diouf. Njaareem ñoo ànd tey pour taxaw ci loolu li ñu fas yéene def mooy tey bi ngeen ñëwee fekk ngeen fi pétition bu ñuy signé dañuy lancer tey pétition bi parce que li ñu doon def ay spécialistes ñoo ko doon def de la question du football tey nag waa Njaareem yëpp ñooy signé ne taxaw nañu pour que ñu defaral ñu suñu stade loolu luy benn ñaareel ba résolution bi amul benn autorité bu nekk fii ci Diourbel amul benn autorité bu nekk ci Sénégal boo xam ne bii joxuñu la résolution bi di la ñaan nga wax ci sa xalaat jàppale ñu ci ñu ànd ci xeex bi parce que ñoom ñoo bokk xeex bi du xeexu ñii ak bàyyi ñële autorité yi ci lañ bokk dañ cee war a jàpp dañ leen ko wax demande dañ leen audience aussi pour toog ñoom wax leen lan mooy seen xalaat ci li ñu war a def li ñu nar a def moo di ne danañu également def ay sitting danañ def ay marche danañ yónnee documents yi fépp ci xam ne dañuy gérer footballu àddina bi danañ ko fay yónnee pour ay wax leen également li ci suñu xalaat ak pétition yi danañ dem fu nekk pour wan leen ne responsable yi footballu Sénégal ñooy yàq footballu Njaareem te duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. ca Tëngéej foofu nag ñu ngi fay amal wàllu basketball méngale ak li nga xam te moo di nawetaan ci biir maanaam basketball ci biir nawetaan loolu nag di ab tradition bi nga xamante ni yàgg nañ ko fa def waaye boobu ba léegi ñi nga xam te daal ñoo fa daal di nekk ñu ngi koy wéyal bokk na si ñooñ le di Malick Ngom di coordonnateur googu activité moom nag ma ngay xam ne ni donte ma nga ca yëngu waaye am na ci yenn ci ay jafe-jafe ñu déglu ko ci waxtaan bi nga xam te ni jot na ko seq ak ñun. mu doon événement boo xamante ne événement bu mag la daan gis participation ñoo xamante ne ay joueurs yu mag lañ ci histoire basket Sénégal ñu mel ni ay Etienne Pereira ñu mel ni Bengali Kaba ñoom Adidas 1 Adidas 2 ñoom Dianti ay ñu mel ni Viendoy mi nga xamante ne moo nekkoon capitaine équipe nationale récemment rek. waa compétition ren yi ñooy am 65 équipes ñoo répartir leen ci 4 compétitions mooy comme li ñu waxoon cadet senior dame et senior homme équipe yi nga si participer ñu ngi jugee Tëngéej ci département bi ak équipe yoo xam te ñu ngi jugee à Dakar et à Pikine. waa ñuy rencontrer aussi ay difficultés yoo xam te ne c'est lié financièrement maanaam wàllum organisation ak appui moo ñuy xaw a sonal de ce fait ñu ngi ñaan autorités yi nga xamante ne ñu ngi Rufisque ak yenn autorités yi nga xamante ne ñu un peu partout au Sénégal nga xamante ne basket intéressé na ñu ñëw jàppale nawetaan bi parce que ñun Sénégal la ñuy liggéeyal
nawetaan bi day permettre ñi nga xamante ne amuñu compétition ñu mën a compétir normal waajal seen championnat wala ñuy waajal seen avenir ci basket bi. te du basket rek la ñuy def am na ay loo xamante ne si wàllum éducation la ay thèmes yoo xamante ne nañ ko développer durant tout le tournoi di def ay bootcamp si côté écologie ak éducation. sëñ Cheikh ñu jeexalee xibaar tàggat yaram yi ak yu gàtt yi. waaw moo di lii di traversée Dakar Gorée 32e édition bi danañu ko daal di amal niki dimanche waaye ëllëg lii di fédération sénégalaise bu natation ak sauvetage danañu amal conférence de presse ci bu 10h jotee ca salle de réunion bu piscine olympique nekk fii nii ci point 1 bu Dakar Aladia Sall.